voilà gars yi maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay xam nga nag comme niñ koy waxee toujours yàlla dafa def ñun li ñuy def dara nag taxuñu koo def lu dul Sénégal képp te li may wax doomu aadama yi la toujours aussi xëy na gis-gis yi wute na bëgg-bëgg yi wute na jëfin yi wute na sama frère yi ak sama sœur yi nekk Sénégal noonu laa leen mën a jàppee taskatu xibaar yi fi mu ne dañoo xaw a wéet ndax ñoom li leen di dundal mi ngi tudd ay polémique maanaam il faut ñuy créer ay polémique pour yëkkati page Facebook yi pour mbir mi jax mbir mi yëngatu bu loolu amee YouTube yi daal di am vue ñoom ci loolu la ñuy dund. Je peux vous rassurer yéen sénégalais yi laay rassurer ne képp ku nekk ci YouTube bi di taal ci tur Ousmane Tounkara gis na la xam na ne yaa nga fa moom moo la bàyyi nga def ko pour nga am ci dara pour nga dund ci vraiment te amul benn problème. Man Ousmane Tounkara aussi amul benn dërëm boo xam ne dama koy gagné ci lii may def nii amul benn dërëm boo xam ne dama ko ci am comme intérêt maanaam du defuma publicité awma YouTube awma dërëm boo xam ne dama ko ci def pour am ci dara ak lu la nit mën a wax ci àdduna bi yàlla def na nag dama nekk ci réew mu tudd Amérique def naa fi fanweeri at ak benn maanaam presque fii laa bokk ndax fii laa gën a xam ka Sénégal te fii jàppaleen ne liggéey naa fi def naa fi ay business ci benn 20 ou 25 ans de business fu ma gagné 1000 euros xam leen ne investir naa fa 500 euros xam nga borom làmmiñ yi moom dañu yor seen làmmiñ rek i tartari waaw amul lii Macky lay xaar mu woo ko ñun sama genre gi Macky amul suñu njëg parce que Macky xaalis bu lew man maa ko ëppale waxuma la xaalis bu ñu sàcc Macky ma ko ëpp waaye alal bu lew alal boo xam ne yow yaa ko liggéey investir ko te nga moom ko man maa ko ëppale Macky Sall donc man Macky Sall amul sama njëg loolu pour muy leer la loolu ñi nga xam ne ñoom ñooy tëb di dal di yuuxu moom ñoom lay defal Amérique aussi am na noo xam ne du ko doxee xam nga dama gis noo xam ne Sénégal temps yi moom la ñu jël mu yomb lool ci ñoom nee nañu le frère Ousmane Tounkara a été accusé de vol de voiture dem leen ngeen xool YouTube affaire baa ngi Google ku tàppe gis ko Ousmane Tounkara a été accusé de vol de voiture comme niñ ma accusé woon d'être terroriste ma dem atte ñu taaj ma nga indi say firnde li nga def nga wax li nga deful nga wax nga gañe leen man loolu ñu may tuumaal ak investigation bi fi mu toll muy ñaari at bu ma ci coupable oon lu mu tuuti fukki at lay def prison ni ko nekkuma fii ak yéen di waxtaan c'est pas possible léegi nag dafa am photo bu fama boo xam ne dañ koy jël di ko wone fu ne ci Sénégal boobu la ñu jël mooy seen photo préféré photo boobu dinaa leen wax fu ñu ko jëlee ñu ngi ko jëlee ci sama Instagram man dama am page yu Instagram 1 million marche di leen invité sax nag sama copain yi ngeen abonné waale ci mi ngi nii page bi mooy page 1 million marche dinaa leen won photo bi nga xam ne ñoom toujours moom saa bu problème amee rek photo boobu la ñu daw dem jëli ma photo wu ak benn ndaanaan bu ñuy ne Funk Master Flex mooy DJ bi gën a siiw ci Amérique y a 330 millions d'habitants aux États-Unis DJ bi fi gënoon siiw mi ngi tudd Funk Master Flex man du ma ànd ak n'importe qui du ma dugalante ak n'importe qui loolu moom pour muy leer moo tax toujours boo leen ma gisee man dong ngeen di gis kon dong parce que am naa ay xarit waaye sama ay xarit pas xeebel ay borom maqaama lañu parce que man dama am maqaama moi je ne suis pas un n'importe qui donc mënuma ànd ak n'importe qui xam nga dërëm ak dërëm a mën a ànd donc dama wàccee sama bopp pour di ànd ak ay doomu aadama pour wàccee sama bopp lool pour ñu nekk benn donc pour nit ñi xam loolu mais damay indi photo bi nga xam ne ñoom moom moo leen intéressé sama photo yi toujours photo bi saa bu ñu ñëwee rek këf ko daw ne voilà Ousmane Tounkara mi ngi nii ba muy sàcc oto Amérique photo bii mi ngi ko jël mi ngi prison photo bi laa leen di indi léegi incha allahu rabbi maa ngi jéggalu nag sama xarit yi
sama xarit yeeg am di jàmm yi xam nga mënuloo nekk ci ay situation ak ay nit yu tekkiwul dara te doo explique photo bi moo nekk nii xool leen photo bi bu baax photo baa ngi nii maa ngi ànd ak ki tudd Funk Master Flex boo leen xoolee photo bi maa ngi ci bind Funk Fun Time maanaam ci américain mooy l'heure de maanaam ñu ngi doon noos maak Funk ok dañu ñëwoon ndeysaan ci benn béréb boo xam ne dañuy defar suñu ay oto di ko def mu luxe maanaam oto bi dinaa leen woon aussi vidéo oto baa ngi nii lii laa defar si woon fii sama Jeep laa indi woon pour ñu defal ma ci lii boo leen xoolee oto bi vidéo baa ngi moom laa indi pour ñu defal ma ci lii pour soxna Awa anniversaire am la woon ma bëgg koo gâté ma bëgg koo defal nii otoom gis ngeen loolu mi ngi noonu voilà oto bii laa fi indi woon léegi nag place bii nga xam ne moom laa ñëwoon dama bëgg a indil benn leeral sénégalais xam nga ni lii nee nañu prison la fii nii boo leen xoolee place bii nee nañu prison la léegi bismillah gars yi warante xuuxaan tekki bi bay da ngeen di xam ne ñii ñu àndal ñii dañoo perte dañoo duul ba seen duulukaay yi paan place baa ngi nii regardez ici vous avez vu cet endroit c'est là que j'ai pris cette photo fii laa jëlee photo bi boo leen xoolee baabu waaye baa ngi nii xool leen mi ngi nii ñu bind Weda Tech Auto gis ngeen fii laa taxaw maak Funk Master Flex fii la ñu photo woo xoolal poto bi boo leen xoolee poto baa ngi nii ma wéeru poto bii poto bu verte bi moom laa wéeru nii boo leen xoolee Funk Master Flex mi ngi nii wéeru ci poto bu verte bi fii laa photo woo xool leen fii gis ngeen prison bi ñuy wax gis ngeen duulkat yu mag a mag yi fii la ñuy wooyee prison photo bii la ñu jël cette fameuse photo xool leen ba taxaw ci wetu poto bi mi ngi nii ngeen koy gis fii laa photo woo c'est ici garage baa ngi nii garage bi on ne fait que du luxe boo leen ñëwee dinaa leen dugal ci biir ngeen xool garage bi li fi xew ak ni muy doxee garage bi boo ñëwee da ngay yëkkati say oto ils te font des roues jolies ils te font hey how are you man everything okay gis nga boo xoolee oto yi gis nga ils font du luxe boo xoolee oto bi gis nga lii dindi nañ ko ba mu jeex ci biir vous avez vu regardez cette voiture lii la ñuy def tu as vu gis nga lii la ñuy def fii voilà xool leen lii la ñuy def fii dama leen di introduire borom ngeen xool respect yi ñu am fii hello my friend I'm introducing you to my friends. Say hello. Voilà. Is that back home or not? Yes, back home. Back home. Everybody's saying hello. I hope it's beautiful, Okay. beautiful day, and I hope everybody's safe over there. This is the boss. Number one. And this is my other guy right here. Concept. And you see, this is Concept. They have everything. Everything you need for your car, Concept has it. Gis nga fii la ñëw dulkat yi lii mooy prison la gis ngeen ko yéen a ko gisal seen bopp ñun fii dañ ñu jox cër ñun ci suñu dëkk yi bu ñu ñëwee dañ ñu jox cër gis nga dama leen di génnewaat ci biti encore une fois ngeen gis après ñu dem continuer waxtaan xam nga ñoom li ma jaaxal sax ñoom nee nañu ay investigateurs lañ mais ils sont nuls parce que ndeysaan boo nekkee investigateur am na loo xam ne sax au moins sa xam-xam mën na la koo may ah dem jëli benn photo rek Instagram dugal ne waa ji mi ngi nii il était en prison xool leen photo baa ngi nii voilà waa ji fii la taxawoon di photo adduna yëpp a ngi nii di gis le monde voit mi ngi nii fii laa photo woo lii niroo naa prison lii ban prison wu fan la lii ci biir xool leen société rental la société la boo xam ne dañuy louer ay machine xool leen fii ban prison la lii prison wu fan la gis ngeen ko ma dellu ci oto bi baal leen ma tuuti ma dox jéggi voilà léegi nag gars yi je pense que
am na lu tuuti loo xam ne am nañ ko léegi ci Sénégal et que nit ñi am na loo xam ne dinañ ko mën a xam léegi ci combat bi te damay wax d'abord ak suñu frère taskatu xibaar yi ñi tuddee seen bopp taskatu xibaar léegi yéen bu fekkee yéen yaakaar ngeen ne àdduna bii ñu toll au 21e siècle sénégalais yi est-ce que yaakaar ngeen ne léegi ñun xam nañu ne yéen seen lammiñ ngeen woddoo te seen leen ko seen lammiñ ku woddoo lammiñ boo noppee da ngay rafle parce que yéen seen lammiñ ngeen soxla pour dund il faut ngeen créer du polémique il faut ngeen créer ay caaxaan il faut ngeen wax lu dul dëgg xam nga yow yaa fi génn nga wax lenn loo xam ne àdduna bi yëpp dañ ko ràññee te mu bañ a nekk dëgg da nga génn nga sos benn doomu aadama nga ne diw jabaram dafa dem ba ko nga indi sax leeral nga ne ki nga xam ne moom mooy seede bi kooku Maam Jaara Faam la tudd Maam Jaara Faam nekk ca Touba indi ay leeral loolu tamit dinaa ko teg ñu dégg ko parce que Maam Jaara Faam génn def na ay leeral ñun ñëpp képp kuy sénégalais génn nga def ay leeral Maam Jaara Faam répond Maam Jaara Faam laa leen bëgg li mu tontu Maam Jaara Faam en colère elle n'est pas en colère mais dama leen di indi Maam Jaara Faam li mu tontu xam nga ñun on a des incompétents à la tête de nos. fekk te duñu waxtaan ak yow ci actualité. voilà parce que nañu déglu Maam Jaara Faam bokk nga ci ñi nga xam ne c'est des porteuses de voix. voilà lépp looy daal di wax rek sénégalais dañ koy daal di wax dañuy déglu Maam Jaara jamono ji nag polémique daal di am jublu ci sa njaboot polémique daal di am jublu ci sa doom ki nga xam ne nag mën nañ ne mooy sa yaay protégé am muy Ousmane Sonko jamono ji nag ñu ngi naan moom ak soxnaam soosu takkalikoo nañu takkalikoo wuñu ba ci sa tur sax ñu ngi ko ciy dégg di lam-laame tu nga ne du teew ñi nataal yaay booy lan nga mën a wax ci loolu. waaw ginnaaw bi ma la waxee nii toujours lu may dox ñaare farta lay doon lu ma dox bari ma lu may dox sunna de comme damay màggal si dama bëggoon a yem ci màggal gi mais li nga wax porox ndollu la te dama ciy porox ndollu parce que da ngeen sama tur jógu ci animatrice bu Seneweb Zeynab moom la Tange ni initial MF député mu ne ko xanaa Maam Jaara Faam nga bëgg a wax waaw dëgg la maa yaay Ousmane Sonko loolu Sénégal xam na ko ce n'est plus un secret de polichinelle mais quand même wax jooju jumaa ji rek laa ciy jël témoin ndax nag man lépp lu ñuy séddale yow mal xiyaam bu ko Cheikh Abdoulaye Lahat yoru bëgguma parce que Cheikh Abdoulaye Lahat laa wax xawma ci dara loolu yi ngeen di wax noonu nii tas ak tasut man day maa ngi ñaan yàlla bépp jeeg buy sëy toog ci sa kër. yaay for nañu ci bay dem nañ sax ba ne bi nga xam ne nag moom moo di soxna Ousmane Sonko jooje bi mu fayee di aana yow bokkoon nga ci ñu doon dox pour mu dellu si waat këram. su ma ko gisee yàlla bu ma yegg tuub Sénégal xaw ma ci dara mësumaa yëg ni génn na këram mësuma koo fekke mësuma koo dégg yëguma ko xam naa ne daal kër Ousmane Sonko am na capitaine am na général ñaari jeeg la am kuy woosee jeeg capitaine ak général nag xëy na kenn am na ñëpp nga fa. loolu laa jàpp man am na capitaine am général ki ko wax nag ngay dem laaj ko fu mu ko jëlee ndax ki ko wax di Tange Tandian moom sama doom la ndax bokk na ci staffu Pape Diouf nekk sama doom Tange di def people journaliste people day def ay investigation joxe résultat képp koo xamante ne gëm nga la mu wax yow dalay engagé képp koo xam ni gëmoo la mu wax yow it lay engagé waaye man baali mii ñu tudde ma yaay Serigne Touba du ma wax ci lu ma xamul du ma dox ci lu ma xamul du ma naafeq du ma gor benn tànk juddu bu rëy laa am ci réew mi damel di sama maam lu ma wax dama koy xam boo fu wàqee fekk fa dàtt ba sama wax jali muus la dama ni masumaa yëg jabari Ousmane 1 million marche fa Sénégal sama Instagram 1 million marche ak Ousmane fa Sonko Sénégal du affinité familiale kenn ku nekk da nga téye sa famille ci sa côté
damay doxal sama diggante ak moom politiquement ak bëgg gu mu bëgg ak yëg dafa ma sentir xam nga Ousmane Sonko boo xoolee xam ne apparence bi rek war na le mënuma koo jur mais daf ma sentir ko ñu ànd gor xamante assemblée nationale mu bëgg ma di def di ma wax ma koy jox sama xalaat te xam na ni nag libéral bi ma nekk gëm Abdoulaye Wade yaakaar ni 2024 bii di ñëw Karim moo naan teggit sees bi toog ci Ousmane Sonko xam na ni du ma ci arrière un yoota bu élection yi doon suba laa wax ci tàkkusaan waaw boobu d'accorduma ko sama xarit voilà boobu d'accorduma ak sama sœur Mame Diarra Fam moom laa bëgg nag ci sama biir xol ndax nit ku baax la te day wax dëgg xam nga dëgg lu jafe la ci doomu aadama Tange il faut loolu nga comprendre ko ñu bari dañ ma ne booy wax lii bul tudd turam man munum xaw ma loolu man xaw ma gaar wàlle man bu may wax ak góor jikko bi ñu Amérique jox they say look a man in the eyes and tell him what you need to tell him maanaam xoolal góor ci biir fàtte na jéggal leen ma moom suq la kon moom mën nañ koo gaar wàlle moom du góor parce que góor yàlla dëgg dégg naa de nit a ma yónnee vidéo bi dégg naa mu bamte mu yëngal nee na voilà damay ñëw sax Amérique maa ngi ci yoon di ñëw te ngaa def ndànk am a powerful man Tange sama loxo dafa jot sama diggu ginnaaw laajal ñi ma xam ñu expliquer man du ma def du ma waxantu du ma tooñ du ma dugg ci lu ma xamul mais dañ lay wax dara pour nga comprendre ko yow yaa indi say fen nga teg ko ñu teggi say fen yow sa fen yooyu bi mu la arrangé wul nga génn li la dese mooy nga wut benn Amina Poté xaw ma Amina Poté ndaw si nu mu tudd waaye ndaw se kanamam gu tas googu ko doon interviewé yow rek yaa mën a indi ku mel noonu taaj caméra jàkkaarloo ak ndaw soosu les gens étaient plus intéressés du mensonge que tu sortais de ta bouche que ce que tu disais yow man parfois moi je me demande si au Sénégal xam ngeen le mot mythomanie tubaab daf ko créer xam nga pour lan pour fenkat yooyu nga xam ne dañoo chroniquer maanaam dañoo fen ba chroniquer ñu créer leen le mot mythomanie ñooñu kenn neewatu leen ay menteur parce que menteur mooy nit ku fen mais un mythomane c'est quelqu'un qui ment ba moom day gëm fen bi mu fen yow naka ngay mën a toogee kilifa nga ne yow journaliste d'investigation people seen temps dafa xaw a yàgg nag mon frère seen temps dafa yàgg ma sœur excuse-moi Tange ma sœur seen temps dafa xaw a yàgg loolu la yow ndeysaan da nga comprendre ne dafa am lu tudd social media guddi yi ñu toll muy réseaux sociaux te réseaux sociaux li ci grave mooy teew mu teew la maanaam lépp loo ciy wax mën naa wax dara léegi muy ay fen nit tollu Chine jël photo bi ne waa ji day kàcc dugal ko ci Facebook am donc da ngay kàcc doo wax katu dëgg te ñun nag Tange différent de toi yenn saa yi dañuy bañ a puukare damay bañ a rocc fii ay affaire sénégalais yi xam waaye ñun am nañu njëgu dem lijjanti information yow amuloo njëg boobu parce que amuloo xaalis tu n'as pas d'argent yow mënuloo lijjanti information mënuloo fay kenn mënuloo dugalante kenn tappale rek nga mën a def wala fen mënuloo dugalante kenn parce que Amérique bii ngay jooy ne maa ngi ci yoon buñ la jëndalul paasu Amérique mënoo ñëw Amérique yow xamante na on se connaît yow buñ la jëndalul paas buñ la daggalul billet jëndal la fii moom nag xam nga am bari na ay boyfriend fii moom bari na ay tubaab yu góor yoo xam ne ñoom sa genre gee leen intéressé ñiy joxe ginnaaw donc loolu moom amul problème donc suñ la jëndalul billet fii mënoo fee ñëw loolu pour mu leer kantaa nag di génn di saaga yow loolu la intéressé man loolu intéressé wu parce que xam naa ne c'est l'arme des faibles comme da nga dem amatuloo arme indi nga ay fen yow yaa fi indi sa ay fen jabaru diw dem na jabaru diw demul ñun ñu indi preuve wan la ne jabaru diw demul fen da ngay kàcc léegi nga ñëw di saaga moo la dese boo saagawul looy def yow da ngaa ñàkk pexe tu es fini tu es foutu mais xamal ne fii doo ko fi siiwee fii doo fi naanee ñeex fii muus du fi naan ñeex parce que seen tappale yooyu ngeen daan def avant pour di jàllale ay fausse information ay polémique ndeysaan tey dama jékki-jékki rek dégg benn sœur journaliste bu ndaw xam naa ndeysaan animatrice mu ne monsieur Tounkara dama la bëgg a interviewé
parce que polémique bi dafa bëri Tange ma ne ko wallaay Tange de polémique yan rek lay polémique Tange du actualité ma sœur yéen est-ce que xam ngeen Tange lu mu def diggante Wally Seck ak Wally Seck ak Pape Diouf ba ñooñu duñu laale est-ce que xam ngeen lu mu def enregistré kii pare dem jox kale enregistré kale ñëw toog est-ce que xam ngeen loolu lu mu tekki maanaam day toog ak ay doomu aadama enregistré déglu li ngay wax yëpp jël bu pare dem tegal ko bale doomu aadama tamit ne ko diw de yow la wax ci yow kooku tamit wax mu enregistré kooku tamit yóbbu ci kale loolu yëpp pour siiw il faut doomu aadama yi ngeen comprendre ne loolu amatu fi loolu ngeen di yaakaar amatu fi ay doomu aadama saaga intimideetu leen ndax boo saagaa yow ñi lay déglu yow la ñuy gën a xeeb ka man ndax yow yaay saaga kuy jël say saaga di ko saaga yow boo paree yow la ñuy gën a xeeb ma pare gën a dee nag ñu ne Coura Macky la ñuy jël comme témoin Coura Macky moo ne waa ji guinéen la vous n'êtes même pas informé de vos histoires il faut ngeen informé wu ci histoire Tunkara c'est une race boo xam ne Mali la originaire te yéen comprendre leen ne l'empire du Mali Sénégal Guinée Gambie dëkk yooyu yëpp ci la bokk Tunkara originaire u Mali la xam nga man loo ma mën a wax mu xaw a saf tuuti ne leen ma Gambien nga parce que en fait mon papa est Gambien man sama papa Gambien la donc boo ma ne woon Gambien sax mu am sens waaye Guinée ñaata yoon laa leen di woon passeport sénégalais man awuma sax nationalité beneen réew déjà foofu tamit duulati nga duul nga ba duulal ma lu ma amul nga ne ma dama am citizenu Amérique man musuma tudd ci nit ci àdduna bi ne dama am nationalité américaine dama am statut bu légal comme tey nga am green card loo xam ne yow lay neex nga dem uti citizen nga jël ko mais da ngay wax ba li ngay wax yow ci sa bopp sax mënuloo koo soutenir maanaam yaa ngi wax et on ne comprend même plus ce que tu dis ndax ñàkk teggin ban journaliste nga gis ci àddina buy taal buy woo beneen nee na animatrice beneen dof kooku di ko laaj ay question yu ñàkk xorom yoo xam ne ñoom ñaar kenn du leen comprendre non duñ ko def loolu Tange duñ ko def dara bu ñëwee Amérique il n'a pas d'importance Tange intimidé wul kenn Tange yàqalul kenn dara Tange tojul fen loolu muy mbele Sénégal la koy defee loolu du ko def fii loolu mu leen di def noonu nangam taan loolu foofu la koy defee bu ñëwee fii day mel ni xaru yaraan day mel ni xar bu ñu tàpp ne tekk dugg ci biir dëkk bi te am na ci droit loolu ku ne am nga ci droit nag loolu kenn mënalu ko dara mais kanta boo taalee télé wala nga taal lu mel ni Seneweb moom jar nañoo xeeb ngay taal télé di bàyyi doomu aadama muy ñëw foofu di saaga sur une télévision publique loolu télévision bi nga gàcceel ak ki la doon animé ak dof bu mel ni yow parce que boo xoolaatee sa bopp bu baax nga xalaataat amul benn journaliste yow journaliste nga tuddee sa bopp sax doo journaliste amul benn journaliste sax buy saaga waxatuma la ak journaliste gis nga même waa ji tekkiwul dara jooju Dame Dieng mi tekkiwul dara du saaga même Dame Dieng te tekkiwul dara doo ko dégg mu saaga donc duñ la may buzz ngay wër duñ la ko may dinañ la tontu nag boo fenee dinañu indi sa fen yi carte sur table ñu teg ko adduna bi yépp confirmé na da ngay dul léegi nag sa fen yooyu moo la dérangé yow leeralal sa fen yi leneen loo bëgg a indi polémique la leneen loo bëgg a indil sénégalais yi polémique la c'est du polémique te li grave indiw loolu bees loolu ngay wax noonu ba depuis 2015 Dame Dieng bind na ko demal nga xool leeral va regarder leeral Ousmane Tounkara au USA a volé des voitures demal nga xool leeral bind nañ ko depuis 2015 ñu ngi koy bind depuis 2015 ñu ngi koy bind xam nga luy allège xam nga tey boo demee ci internet nga tàppe ndeysaan Ousmane Sonko mu sell mi xam nga looy gis ñu bind ci turam Ousmane Sonko viol nangam mi ngi partout sur l'internet et il n'a violé personne
je n'ai volé personne amul kenn koo xam ne mën ngaa teg sa loxo ci kaamil ne Ousmane Tounkara mii de lii la sàcc wala la def wala la allège nag loolu am na fu ne ci àdduna bi waaye xamal ne je me suis lavé à grande eau xam nga luy grande eau xoolal yére yi ma sol sax dafa weex je me suis lavé à grande eau moi je suis respecté là où je suis loolu mooy sama différence ak yow man su may dox ci samay tali dëkk bugguma la sax wax wala jar na may wax déedéet jarul mais su may dox ci sama ay tali ñaari loxo ku ma nuyu ñaari loxo la may jox du ma jox benn loxo du ma dox di sëgg ci mbeddu Amérique bu ma dox di sëgg bu may dox damay yëkkati sama bopp à haut parce que xam naa ne li leen dal yàlla bu ma dal kenn du jënd sama ngor du ma jaay sama ngor du ma polémique du ma fen lépp lu may wax damay wax mu leer nañ te dama koy wax pour àdduna yëpp dégg ko te bu ma ci pare naa ci te li ma dul def nag mooy yendu di wax ci yow léegi gars yi dañuy continuer li nga xam ne moom mooy nécessité bi ci Sénégal dañu gis polémique u passeport diplomatique mu doon lu garaaw ci suñu dëkk am na ci sax ndeysaan boo leen gisee fan yi benn soxna soo xam ne benn ministre ancien ministre moo ko joxoon passeport diplomatique bi ko ancien ministre bi joxee passeport diplomatique bi mbir mi ne comme tulleeg màlle waa ji daw commencé chantage ndaw si pour mu delloo ko passeport diplomatique bi ndaw si bañ ndaw si bi mu bañee mu jaral ko sax pour mu génn bëgg a def koppar pour waa ji ndaw si delloowaat passeport beneen affaire laa bëgg a sànniwaat sa waay parce que j'ai entendu dans ses propos dinaa leen wax ce qui est bizarre et ce qui est extrêmement bizarre benn sénégalais yónnee wu ma wax yi personne ne m'a envoyé parce que xam naa ne ndeysaan sénégalais yi tamit jàppewuñu ko ku way dañ ko jàppee ku wayadi benn jeune moo ma ko yónnee démb ci guddi mu ne ma grand sama xol day metti ma ne ko lu metti sa xol dama dégg Tange di la saaga ma ne ko non déggal ko c'est l'arme des faibles Tange nelawul pour une semaine bi ñu génnee duula mi teg ko sur la table ba léegi nelawul et j'en ai des preuves man du ma def comme moom li ma yónnee comme audio mi ngi fi waaye du ma ko teg parce que amul intérêt sénégalais amuñ ci intérêt waaye nee na waa ji dafa ñëw muy saaga Youssou Ndour maanaam man bi ma taalee internet man li ma daan def mooy saaga Youssou Ndour c'est du mensonge je pense que da nga dégluwul bu baax li ñuy wax waaye boo ko déglu woon di nga ci am tuuti compréhension Tange Youssou Ndour sama géwél la man maa ko may oto loolu du deñ man maa ko may oto mu jox ko Aïda Champagne Tange tu es petit tu ne comprends rien ta tête est petite waaye bu ma paree ci loolu ma dellu siwaat encore beneen cas bi nga ne dama xool bi ma paree ci bi ma jéemee siiw ci Youssou Ndour après ma dem fële je ne sais pas am na daal ñetti affaire yoo lim bi ma jéemee siiw foofu après ma ñëw ci Ousmane Sonko et je te rappelle encore nga laaj ko waa Pastef ñi ma xam ñu wax la man bi may ñëw di jàppale di pousse affaire Ousmane Sonko c'était en 2019 il n'était pas si connu man xaw ma ko woon je ne le connaissais pas on me l'a présenté j'ai écouté son discours li américain di wax I fall in love dama déglu discours Ousmane Sonko affaire bi yegg ma foo xam ne bi ma juddoo ba léegi mosuma faa yegg et te ñun li ñuy def xam nga nu mu tudd c'est le don de soi pour la patrie da ngay delluwaat tuuti ci ginnaaw nga xool ñun lan la ñu travaillé ci Sénégal te travaillé lu ñu ko Ousmane Sonko nag Sénégal lañ ko defal c'est le don de soi pour la patrie man dama am respect wu Ousmane Sonko il a mon respect moi voilà Ousmane Sonko dama am respect parce que man ñi ma xam nañu ne nitu principe la Ousmane Sonko ñun ñooy def ci moom ñun ñooy def xaalis ci Ousmane Sonko on prend notre argent et on le met sur Ousmane Sonko ñun xaaruñu ci Ousmane Sonko mu def alalan ci ñun parce que nit ku jub la nit ku sell la nit ku bëgg Sénégal sama sœur Tigresse maa ngi lay ziyaare bu baax a baax jàmbaar xale yu jigéen yu bëgg Sénégal yi ñu ngi fi ñoom ñu bari nag ak xale yu góor yi ak ñoo bëgg Sénégal ñii yëpp ay xale lañu te dañoo bëgg Sénégal te yàlla rek tax
kenn ci ñii nag Ousmane Sonko joxu ko dërëm loolu nga comprendre il faut mettre dans ta petite bouchonne de tête que ñun Ousmane Sonko ñun ñoo koy def li mu doon moom xaarul pour ñu def ko Ousmane Sonko n'attend rien de nous man bis bi may rencontré Ousmane Sonko en 2019 dans son bureau il n'a pas demandé mon aide daf ma ne Ousmane turandoo la ma wax mu ne ma man benn oto laa yor benn kër te dinaa affirmer beneen bi ma wax mu ne ma benn mbir rek laa am ñaar muy ay soxna ñaari soxna laa am waaye leneen lu dul loolu aw ma mu ne te man Sénégal laa gëm te bu fekkee ne yàlla dina ma jox Sénégal te fekk baaxuma ci Sénégal yàlla bu ma ko jox ndax man li ma bëgg mooy yàlla dimbali ma pour ma dimbali Sénégal pour ma jàppale pour ma yor Sénégal jàppale Sénégal mais bu dee man baaxuma ci Sénégal yàlla bu ma ko yàlla jox mu ne te man xaaruma dara ci nguur man li ma indi mooy changer la manière de faire la politique man projet laa yor bu Sénégalais yi adopté projet bi rek alhamdulilahi rabbil alamin man nguur yëngalu ma turandoo nguur fa ma fekk la may bàyyi billahi wallahi lii la ma xale bi wax 1 an laa ko magee mais gis nga bi ma waxee loolu ba léegi sëñ bi je suis tombé amoureux de cet homme I fell in love in my heart for that guy he's a great guy waa ji he's a man te nit la koo xam ne nit ku dëggu la te seen tappale yi dara du tax ba ñu dellu ginnaaw gis nga seen attaques yi dafa minoritaire yéen li ngeen comprendre yow li nga comprendre am na ñu la jàngalul ndax boo intelligent woon ñi la xam dinañ la ne yaa ngi dugg ci loo xam ne xamuloo ko yaa ngi dugg ci gilaawaali ce gars il est constant maanaam kii du sonn dafa constant dinañ la doon wax loolu waaye am na ñoo xam ne jàngaluñ la dara moi je défends Sonko et son projet kenn du ko laal bu dee yaakaar ngeen ne lii déstabiliser nañu wala lii sonal nañu peine perdue waxi dof bi ko wax moo ko moom jëlal say wax ak say saaga nga jël dugal sa poche nga dem tëddi nelaw man yooyu dérangé wu ma ça me dérange ça me fait ni chaud ni froid yow yaa jël say saaga nga koy saaga donc ce qui loolu mooy wane ne yow mag bu ñàkk teggin nga amuloo classe amuloo teggin parce que man bi may wax ak yow li ma wax mënoo koo dindi suq nga dindi koo Tange koo biiral Tange xale yu jigéen yi ragalu ñoo nelaw sawet yow doo bandi yow xale yu góor yi ñoo la ragal mais xale yu jigéen yi ragaluñu la Tange doo bandi ñun ay góoru yàlla lañu 6 bant laa yor macha allah j'ai ma femme pour 20 ans amul dara looy wax sénégalais yi pour ñu mën koo xam ci man sama cas c'est ouvert man nëbbuma dara ci Sénégal lu ma sénégalais yi laaj ma tontu leen nopp du romb dëgg xam nga li gën a grave ci say fen mooy man sénégalais yi dañ ma xam léegi say moromu journaliste sénégalais xam nañ say morom yow am nga ay moromu Sénégal yow doo journaliste yow dul journaliste yow da nga dul sax communicateur bu am classe déedéet yow saagakat nga on n'a qu'à te mettre dans les insulteurs publics sa ndaw soosu nag sa ndaw soosu noonu la interviewé di la tàllal micro moom dinaa ñëw ci moom ci kanam yeggaguma ci moom may wax mu ne dégg naa sax gelaan bi nee na daa xasaw Tange ñun suñu dëkk yi kenn xasawatul parce que xam nga dafa am lu tudd déodorant booy sangu ba set nga jël déodorant bu baax di ko def di laal tuuti parfum doo xasaw amatul ci àdduna bi US dam xasaw amatul ñun suñu dëkk yi amul xasaw je ne sais pas fan la xasaw am man de xasaw bu ma ko jegee Tange du ma partager sax kopp ak nit ñun xasaw amul fi ñu ne xasaw toi tu es bête tu n'es même pas intelligent yenn saa da ngay fen ba sa fen yi yow du la déranger waa ji day toog ci otoom rek di live mais oto dañ koy maye xam nga fu ñuy maye oto bi xam nga ñaata laa ko jëndee xobbet $64,000 xobbet bu fekkee da ngaa bëgg a xam loolu demal nga calculer ko en CFA te benn bii rek laa jënde loolu bul compter yeneen ñeenti ak juróom yi gaare oto kenn du ko maye bu fekkee ci biir oto laay live loolu yow liveal ci biir oto boo amee oto boo live ci live oto yi sax dafa xaw a bari léegi te léegi temps yi li may gis ci live oto dafa bari Tange ñun am nañu njëgu information yenn saay du ma bëgg a puukare nag du ma bëgg a wane sama bopp parce que yenn saay loolu tamit baaxul
yàlla dafa bëgg ko modeste mais sénégalais dafa mel ni yenn saa il faut nga won leen sa bopp. tant j'ai fait 31 ans aux États-Unis 1000 bu ma liggéey investir naa 500 man mën naa frankulaay sama dundu bakkan di tux cigare man boyaar laay tux te boyaar yi may tux benn bu ne 50 euros lay jar dis-toi que 100 euros lay tux par jour ci boyaar. sama briquet big sax am naa ko gis nga briquet yu luxe yi sax dama koy am gis nga reewande sénégalais il faut yenn saa yi ngeen xam seen bopp il faut nga xam sa bopp man du ma yow yow doo man ñun duñu benn Las Vegas boobu ñu daje ak suñu xarit bu baax boobu suñu rakk yi sax am na lu mu leen seedeloon loolu wax ko sénégalais yi laaj ko wax ko sénégalais yi li moo géey waxoon sénégalais àdduna bi yëpp waxaat ko répété moo géey sama xarit la mi ngi dégg te xam naa ne dina ñëwaat wax la ko benn sénégalais moo dem ci anniversaire am jox ko muy man kenn joxuma man mii Ousmane Tounkara man maa nekk le seul sénégalais dans les États-Unis ba Amérique daj boo ko laajee sama rakk bi moo géey mu ne la Ousmane Tounkara joxuma ko saala yaay ndeer man kenn du ma jox man doomu gor laa du ma def nii laay def Tange laaj ma sénégalais yi ñu wax la biñ ma jàppee dégg nga seede yi man waxuma ko sénégalais yee ko wax nga defee ne dama nekkoon ci prison bi di wax ak ñoom mais Tange moi j'ai pas honte de me prononcer quand je suis en prison du man ci biir kaso bi laa nekkoon di wax ak sénégalais donc man awma boobu problème j'ai pas ce problème booy am looy wax sénégalais indil ñu ay détails indil ñu loo xam ne vraiment du polémique loo xam ne vraiment dëgg la waaye yow nga toog rek bu ma rusuloon nga yor yow amuloo ngóora yow est-ce que dagguloo sa affaire yi sax changé ko affaire u féminin yow amuloo ngóora on te connaît nous on te connaît tu n'es pas un homme yow pantalon yu seere ngay sol di sol string booy dox nit ñi dañuy gis sa taat yi di marqué yow ñemewuloo wax nit man keroog bi ma ñëwee Vegas dama ñaan yàlla jéggalu yàlla bi ma la joxee loxo seetlu ma est-ce que du ci douche bi laa dugg je me suis lavé les mains au moins une 7 fois dama dem raxasu ji yow boo dee sax duñ la jullee yow ci armère bu différent lañ lay sol yow amuloo pour loo mën a wax nit Tange dans un monde normal yow doo xaste baabun la way golo la dafa demoon kaso waaw jàpp nañ ko sàcckatu oto la sàcckatu Range Rover ak BMW tu ne connais rien Amérique man mën naa fee nekk di wax lu ma neex Macky Sall jéem lu ne mënu ci dara Marème Faye Sall jéem lu ne ñu daj seen saagakat yi indi seen xeexkat yi indi lépp dara mënuñu ko ci ba yow nga yaakaar ne un PDP quelque chose sur moi tu n'as rien compris mon frère tu n'as rien compris désolé tu n'as rien compris mais tu vas comprendre di nga comprendre après parce que je pense que c'est de la mythomanie te feebar la yow feebar nga yow mii ci sa bopp tu es malade et tu ne sais pas que tu es malade yow da nga feebar te xamuloo ne da nga feebar te xamuloo ne tu es malade xam nga nit loolu day dal nit da ngay feebar xoolal xale yu jigéen yi lay wooyee 2 puces man baa ngi nii ne yëkkati naa sama loxo wallahi góoru yàlla amul kenn ku ma mën a wooye musuñu ma koo gaar wàllee non c'est extraordinaire musuñu maa gaar wàlle musuma dox ci dëkk bi ba ñu gaar wàlle ma ne waa ji lii la wala lu la bugguma la woon nag sax répondre et gars yi je vais aller directement sur Moustapha Niasse sama gars yi jéggal leen baal leen ma gaa yaa ngi bind 2 puces bu leen bind 2 puces soxna Mati non xasuma ko soxna Mati wax xasuma ko xam nga yenn saay booy wax nit boppam day mel ni xaste xam ngeen nit ba new ma ko mbaam xuux ba léegi wooyewu ma ko mbaam te duma ko wooyee mbaam wallaay duma ko wax mbaam te duma ko saaga am naa gën a insulté him te duma ko wooyee mbaam waaye li mu doon moom dinañ ko wax na lu dul dëgg indi nañu dëgg bi yëpp prouvé nañ ko adduna bi yëpp indi dëgg prouvé maa njëkk xam Ousmane Sonko soxnaam maa njëkk def lii Ousmane Sonko lii la Ousmane Sonko lële la
On t'a pas demandé quand est-ce que tu as connu la femme de Ousmane Sonko. Parce que nous, on s'en fout de toi. Ñun Ousmane Sonko moo ñu doy. Doyoo kenn lijjantiwul say affaire. Wallahi azim boo dee woon ci tali bi marché Sandaga fi ñu lay suul ci wetu arméer yi lay doon. Est-ce que dinañ la sax jullee? Laajal sa bopp boobu question. Parce que bu dee 2 puces nga waruñu la jullee. Yow waruñu laa jullee. Wala 4 puces am na ko ne 4 puces kii kay 4 il ne vaut rien. Xam nga yow waroon nañ laa avertir ki nga doon wax waroon na laa avertir parce que ñun ay amortisseur lañu ñun dañ lay amortir dañ lay indiwaat delloowaat la ci sax duñ la saaga nag duma la saaga duma la wax dara loo xam ne dafa jaggi dayoo li ma lay wax dëgg rek lay wax loo xam ne la mënoo koo dindi waaye bu dee yow ci ay saaga nga ko lal demal nga continuer saaga sa bisa ngi ñëw demal nga continuer mag bu réew moom ne bisam soriwul parce que saaga nit saaga dafa yomb saaga ku ko manul ki dàq saaga ci àdduna bi on la connaît manoo saaga tu ne connais rien yow xamoo dara tu es un vaurien gars yi dama bëgg ngeen déglu lii c'est ce qui est parce que il est très mal placé parce que moom ba muy nekk ministre des affaires étrangères bu Abdou Diouf en 1995 96 bi ñuy jël Hong Kong di ko rattaché à la Chine. La mafia chinoise mooy band yi gën a bon ci Hong Kong dañuy dem proposer leen pour ñu ñëw fii Sénégal te pour nga ñëw Sénégal parce que bëgguñu wax xam nañu Chine bu jógee jëlee Hong Kong mooy seen jëfu band yooyu ñu doon def ñu yëpp si kaso bi nañuy def donc il leur fallait sortir ku ci nekk ci ñoom $20 000 nga doon fay à l'époque pour ñu jox la passeport diplomatique. On avait créé un fonds au ministère des Affaires étrangères yónni benn diplomate bu installé à Hong Kong le fonds là s'appelait le FODES. xam nga FODES boobu lan moo tax nit ñi xam ko de 95 à 2002 xam nga ndax lan nit ñi xam ko police française moo tombé sur deux chinoises doom ak ndey yu ñu rey à Paris d'investigation en investigation agence immobilière bi noonu lu leen kër yëkkati copie passeport diplomatique ne leen ñun lii lañu amoon passeport diplomatique Sénégal nañ ñu jox boobu la police française daf commission rogatoire ñëw fii Moustapha Niasse ñu entendre ko dikk 2003 Fodé Seck ñu entendre ko dikk et ainsi que tous les prenants dans cette affaire là moo tax ma ne il est mal placé pour en parler te du ci wax. waaw non du ci wax. des observations. dama leen di wax ne nous on est dans une catastrophe dañoo nekk ci ab réew moo xam ne ay bandi ñoo ñu jiite te bandi yooyu ki ko jiite muy président assemblée nationale muy Moustapha Niasse je pense que vous avez bien écouté que ce cas des députés du doon loo xam ne day yomb waxtaanee assemblée nationale parce que bu fekkee da nga nekk ci assemblée nationale boo xam ne ki ko jiite moom ci boppam c'est le plus grand trafiquant de passeport diplomatique déglu leen de Moustapha Niasse ñoom seen temps trafiquer passeport diplomatique yemul woon ci trafiquer passeport diplomatique mais dañu daan trafiquer passeport diplomatique di ko jox mafia chinoise lan moo indi li nga xam ne moom mooy problème bi mooy dañu jàpp un des mafias mort maanaam dañu jàpp benn couple dañu gis benn couple chinois bu dee France ñu fekk ci ñoom passeport diplomatique bu sénégalais loolu est-ce que xoolaat ngeen le danger qui est dans ça maanaam le président de l'Assemblée nationale du Sénégal Moustapha Niasse il était déjà attrapé la main dans le sac dans cette fraude de passeport diplomatique kooku moo war a leeral kooku moo war a indi kii nga xam ne mooy Boubacar Biya ak beneen bandi bi sant Sall seen pancarte yaa ngi fi xaaral ma indil leen pancarte yi rafet laa leen defaral nag xaaral ma indil leen lii la ñu am
xaaral ma xool ko ndax buñ ko tegee ci biti lay gën a leer wala. waaw xaaral ma xool ndax dina leer ah peut-être mu gën a leer n'est-ce pas. ñaari band yi gis ngeen leen El Hadj Mamadou Sall ak Boubacar Biya ñaari band yi ñooy catastrophe kii moom defe naa xam nañ ko bugg a 32 milliards a ngi bugg a 32 milliards de faux billets nee na bu waa ji ne prip bu Sonko ne prip mu génnee vidéo vous savez que moi j'ai des problèmes peut-être j'ai des problèmes de compréhension man dama am ay problème de compréhension parce que man li ma mënul comprendre mooy ci ban réew la ñu nekk. ah xam nga man j'ai un problème de compréhension parce que je ne peux pas comprendre am na lu ma mënul comprendre ba léegi xëy na yéen ngeen comprendre loolu. man ngeen ma expliquer dans un monde normal lii noo leen ko tuddee dans un monde normal kii nu mu tudd dans un monde normal le gars là on l'appelle quoi ah voilà wuy yàqu na c'est un parfait nom mën nañ ko tuddee wuy yàqu na dans un monde normal sama ñaari kéemaan yi naka ngeen leen tuddee dans un monde normal non Rokhaya bu Abdou Mbow bi pareegul non Rokhaya amal respect ci Abdou Mbow waay amal respect ci moom ëf neel ëf rek ëf bul ci yokk am naa à la une nag bu ma nee tëll rek bu gaay bu leen xaw a yàggam di nag léegi déglu leen AM TT AM est ami avec TT ils sont des amis de ay xarit lañu rek te kii dafa bëgg a ëf te kii dafa bëgg a xam nga ay xarit lañ de def leen ndànk nag voilà waaw mais kii nee na kan Jara Saliou Diouf nee na ak a ñàkk jom ci paa mais Jara Saliou Diouf est-ce que xam nga luy jom xam nga luy jom voilà bu jom mooy li ngay utiliser pour dem liggéey mën a yor sa bopp maa yor sama bopp jom rek laa am ak fulla ak fayda donc bu fekkee yow xamuloo luy jom génnal fii ci benn de toute façon il faut doomu aadama yi xam ne dañu nekk ci benn nguuta te nguuta googu moo waral coow li ngeen gis nii yëpp polémique bi ngeen di gis nii ça suffit gars yi polémique bi dafa doy mënu leen polémiquer ba duñu wax ci li nga xam ne moom mooy ces délinquants diplomatiques te mënu leen wax ci polémique ba duñu génn xeex ak yéen mënul nekk c'est pas possible parce que polémique bi yëpp polémique bi ngeen di indi nii yëpp diw lii laak saaga baak wëlbate ko baak indi benn mais quand même boo leen indee benn fen na loolu leer balaa ngeen di indi fen bu bees yéen indi nga benn fen teg sur la table balaa boobu di leer ngeen indiwaat ay fen yu bees loolu yëpp pour polémiquer déedéet duñ ko nangu on ne l'acceptera pas loo leen fen nag dinañ ko indi teg ko sur la table jéggal ma Jara Saliou jéggal ma maa ngi jéggalu Jara maa ngi jéggalu voilà doomu aadama matul mooy li ma leen di expliquer rek ma ne li nga xam ne dañ leen koy expliquer te du dañ te bëgg leen ñu wax ko le plus grand délinquant du Sénégal muy Macky Sall ñu jël suñu ay milliards jox ko ñu jël suñu armée jox ko
ñu jël suñu police jox ko mu dellu tourner contre ñun war ñu kooku moo jara saaga sénégalais bu am looy saaga man nga koo saaga parce que suñu lépp lañ ko jox suñu lépp lañu jël ñu jox ko un bandit de grand chemin man wutuma nguuru Sénégal man dans un monde normal amuleen sax pour chercher sama background parce que amul dara lu may wut ci Sénégal parce que député Sénégal li muy am li may ama ko ëpp ministre Sénégal li muy fayee la may fayee ko ëpp donc amul dara loo xam ne soxla naa ko Sénégal soxlawuma ko li may defal Sénégal dama koy def te yàlla rek tax non damay def te yàlla kese tax munuñu nangu ngeen yaakaar ne dinañu toog ci république bàyyi ay nit di saaga ay nit di sàcc ay nit di fen ay nit di tappale dem naa ba dégg ay nit di wax ñu ne damay xaar pour Macky Sall woo vous êtes malade ah moi je connais le numéro de Macky man bu ma bëggoon jot Macky jot ko man Macky su ma bëggee jot du ma jot parce que Macky li mu soxla pour def ko ci doomu aadama pour nga jaay sa ngor maa ko ëppale Macky il va m'acheter avec quoi lan la ma Macky wax lu ma mën a dégg man xarul loolu rek la ma mën a wax Macky xarul rek la ma mën a wax ne ma Tunkara xarul mais manuma wax leneen ngeen yaakaar ne lii ngeen di jël lii nii ngeen di doxalee moo mën a doxal réew lii man te yóbbu kër kanam waxatuma la ak réew vous êtes malhonnête et vous êtes malhonnête au Sénégalais dañu ne bëggatuñu diversion bëggatuñu hors sujet bëggatuñu polémique li ñu bëgg mooy dëgg ñu indi dëgg tegal ko Sénégalais yi wax leen dëgg wax leen ñu passeport diplomatique yi fu mu toll loolu la ñu bëgg a xam ngeen wax ñu banditisme d'état bii sans précédent bii nga xam ne moo xew ci Sénégal ngeen wax ñu kañ la fiy jeex ngeen wax ñu kañ ngeen di bàyyi Kilifeu ak Simon parce que dinaa la wax ne gatsa bi dañ koy yokk dinaa yokk volume bi gis nga volume bi dinaa ko yokk je vais augmenter le volume dinaa yokk volume bi de parce que gatsa bi dama yor ay mbir yu garaaw yoo xam ne dinaa ko commencer génne boo leen bàyyiwul boo yi ñu dem ñibbi seen kër dinaa génne loo xam ne bis bu génnee ci Sénégal y aura problème te boo leen ma xoolee léegi ndeysaan dama gën a yiw parce que dama jëm mag dama gën a yiw je suis devenu un peu plus sage donc du ma bëgg di génnee ay mbir ci lu gaaw damay avertir nag damay dànkaaf xam nga yaakaar ngeen ne polémique moo am Sénégal fi mu toll nii fan yii yaakaar ngeen ne ay scandale génn na dara génnul dara génnagul je vais sortir des scandales tellement dina ma jox leen rek wala bu ma def lii xam naa ne sama assistante yaa ngi may gis sama non pas samay assistante samay partenaire ak samay conseil xam naa yéen a ngi may gis bi ma jëlee mbir mi rek yéen a ngi may gis y a des comptes bancaires y a de grands montants de virements la ilaha illallah aux îles Caïmans il y a des ministres sénégalais impliqués les ministres le nom des sociétés les photocopies des passeports les photocopies des cartes d'identité il y a ici là il y a problème ici si ça là ça sort ils vont prendre bâton pour aller chercher Macky je vous garantis lii bis bu génnee lii bis bu génnee lépp du génn nag gatsa y a les documents ici là et il y a d'autres documents là lii moom dafa am ay documents ba amaale ay DVD ci biir xala nit moo ma ko yónnee ndànk mu ne ma mënumaa wane nag adresse am ëppata law la ilaha illallah Muhammad rasulullah gis nga boo leen bàyyiwul booy yi ñu génn
fan yii dinaa yëngal aras Sénégal dinaa yëngal Sénégal astafurlah pas aras kàcc mooy yëngal aras dinaa yëngal Sénégal parce que lii may waaj a génne bis bu génne y aura problème te c'est des informations qui sont très très dangereuses dans notre société man demoon naa ba gëm ne ñii bëgguñu sax Sénégal dañ leen war a jàpp tout de suite et leur pendre tout de suite waruñu leen sax jaarale justice parce que masiba naaru laay yi nga xam ne moo nekk ci document yi man bu ma ko liiree je dors pas bi ma ubbee document yi ma xool ko j'ai pas dormi lenn rek laa leen di wax arrêtez leen police les députés bandits là ils n'ont qu'à aller en prison il faut ngeen comprendre ne dootuñ leen mayati dara nee nañ leen gatsa il faut ngeen comprendre gatsa rek gatsa seeni ay fen léegi duñu bàyyi mu béjjaaw déedéet fen du béjjaaw moom gaa mais seeni ay fen léegi duñu bàyyi sax mu congelé boo leen ko fenee léegi ci tàng bi lañ koy génnee duñu bàyyi sax mu sedd parce que mënu leen yor ab réew nekk yor ko ci banditisme ak délinquant ak fanatisme ngeen yaakaar ne sénégalais yi dañuy noppi passeport diplomatique yi le plus grand mafia du passeport diplomatique c'est le président Macky Sall yi mu signé ak ñi mu signeel ak ñi mu jox passeport on a des noms maintenant on a des noms des personnes léegi am nañu ay tur nit yoo xam ne teg nañ ci suñu loxo xam nga fan yii yéen a ngi dégg Pape Alé Niang di yëngal na de nee na benn ministre ak benn xale bu jigéen gaa yaa ngi génnee nag ay photo yaa ngi ne tulleeg man leen parce que léegi bizarrement lii xew ci Sénégal mooy xaaratuñu suba on n'attend plus demain xaaratuñu suba léegi c'est œil pour œil gatsa boo leen indee benn masiba ñu indil leen fukki masiba tegal leen ko sur la toile loo leen ci bañul nag bañuñu ko ci comme li may wax ñii nga xam ne moom taskatu xibaar yi lañu yéen moom bu yeboo rek ngeen gore ngeen xam ne polémique yii ngeen di indi ci biir Sénégal mu ànd ak tappale dootuñ ko nangu on l'acceptera pas bëgguñu ay fen et le président Sonko doit recevoir son passeport dans les plus rapides délais passeport Ousmane Sonko di ngeen ko joxe ci nii wala ci nale wala ñu dem jëli ko ci yéen ça dépend de vous mais ça va vous créer beaucoup de problèmes di ngeen am problème yu mag di ngeen indi seen problème yu mag parce que li ngeen tàmbali xamu leen ko li ngeen tàmbali vous n'en connaissez rien du tout xamu leen dara ci li ngeen tàmbali vous êtes des bandits des voleurs de grand chemin des délinquants de grand chemin tey laa déglu sama xarit bi Ousmane Dramé macha allah tey laa ko déglu mu indi benn leeral fii ci kii ndeysaan dama déglu sama copain mu indi benn leeral bu set ci kii nga xam ne moom mooy le bandit l'ancien délinquant du Sénégal mi nga xam ne nee na bàyyi na kii ndeysaan sama benn xarit moo may yónnee vidéo yi bàyyi leen ma dégg dafa am vidéo bu ma soxla dafa am benn vidéo bu ma soxla pour ma tegal leen
mbokk internet ci dalee nag jàmm Idrissa Seck njiital réew mi nekk itam président bu conseil économique social et environnemental daal dinay nag annoncé li nga xam ne mooy démission ci gouvernement bu Sénégal waaye nag du ca yem nee na sax li nga xam ne mooy carrière am ci wàllum politique lay daal di nag jaare fa bàyyi moom Idrissa Seck mi nga xamante ni nag daanaka bu yàggul dara la ñëw rallier mouvance présidentielle bi daal di ñëw ak bannière parti bi daanaka sax bëri woon na ay frustration au sein de l'opposition ndax moom mi bokkoon na ci dialogue politique beeg dialogue national bi ñu doon wax nañu mën a def ba daal di koy sax tabb mu nekk chef de l'opposition bu Sénégal moom Idrissa Seck ndax nag ci élection présidentielle yu atum 2019 yi moo daal di nag jëloon deuxième ñëw ci ginnaaw président Macky Sall ak parti bi di réew mi moom Idrissa Seck daal di nag mel ni ko war bu ñu sukkandikoo ci analyste politique yi daal di waxoon ci yooyu li jamono ba tax sax mu dem ne nag la mu bëgg nag daanaka ca affaire la ko mën a daal di amee muy suqali Sénégal moom Idrissa Seck daal di annoncé retrait wam ci wàllum politique waaye nag fin de carrière am ci politique ba ci sax démission am ci gouvernement bu Sénégal rawatina ca biir conseil économique social et environnemental nekk bànqaas bi nga xam ne moom lay jiite. alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi alhamdulillah politique ndax moom ndokk waay sàcc bu dem sàcc dem na waay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ba muy am 63 ans di nag juróom benn fukki at ak ñett ci la daal dina ko wàccee ab liggéey ci la sukkandiku yàgg na di ko wax ci ay principe am la bokk ne moom mi buy am 63 ans dafay daal di nag bàyyi wàllum politique te itam jéem a dem defi leen mbaa mu concentré wu ci leneen moom Idrissa Seck suñu milliards yi mu sàcc na ko indi yomb na mbir mi dafa yomb idi démissionnel waaye indil suñu milliards yi nga sàcc dafa bari mu judd nag mooy def ne nag 9 août 2022 gi nga xamante ni moom la ñu daal di nag dëgmal ci la nar a am 63 ans net te loolee nag ca la daal di nag démissionné am daal di nag bàyyi li nga xam ne moom mooy wàllum nag politique moom Idrissa Seck njiital réew mi lu ñu mel nag nga waxee xam na ñu si ñu la fi naroon def ci Sénégal yaa ngi nga àndal moom mooy journaliste Walf Quotidien fa la ko njëkk daal dina ko waxee nee na nag mi ngi jox ñëpp rendez-vous incha allah 9 août 2022 ci la nar a daal di bàyyee nag politique ndax nee na moom philosophie bi nga xamante ni kii di nag Houphouët-Boigny moom la daal di amoon nag moom la am mooy ne rek daal di am retraite boo xam ne da nga koy am ci wàllum politique nee na képp koo xam ne da nga nekk ab chef d'état ci Afrique ak fu mu mënti doon rawatina ñi nga xam ñoom la ñuy daal dàkkantele ne ñoom ils sont nés après les indépendances ku ci mel ni président Macky Sall ak moroomam nag wax nañu mën a def loolu seen nag aar moom mooy ne rek politique pouvoir kenn du ko ñedd moom nag nee na du ñedd pouvoir. lii de am na ndeysaan benn vidéo buñ ma fi joxoon Senghor de waxoon na ko. ma joxe suma démission. kenn du ko ñedd. def naa suma tànn. ñu ne ma naan ndox. 1946 waxoon naa leen ne suma ittee. xaaral ma naan café. mooy dog mbuumu njaam gi. dog nañu mbuumu njaam gi te am nañu sunu indépendance. moo tax bi ñu amee sunu indépendance. voilà donc ma ñëw indi leen ci sama copain. góor gi Ousmane Dramé. góor gi Ousmane Dramé dafa yàgg wax ci Idrissa Seck kenn déglu ko ma déglu loo leen li mu wax déglu leen. asalaamaaleykum wa rahmatullah. dama doon sax dootuma ci wax. waaye bu waxee dëgg nit ñi bëgguñu laa nangul dëgg googa dem ba jàkkaarloog dëgg gu wér penn dangaa war a tey boo waxatee mbooloo mooma wax naa leen ci Idrissa Seck durant ces 5 ans ma xam ko mu bokk dëkk Thiès ma jiitu ko Amérique lool mu fekk ma fi ma xam ko te billahi wallahi duma yàq nit waaye bu ma gisee tàkk di jëm ci gone bu ma ko woon te fay danaa yuuxu ba gone yëpp topp
Idrissa Seck xamul ni ñuy liggéey. Idi mësta liggéey. Idi jàng sax mosu koo def. Idi n'est pas régulier. Nit la koo xam ne plusieurs personnalités la yor. mënta liggéey lii ñu ko dénk barki démb. bul defee ne ràbbagun na ca lu tolloog puso. bi fi nekkee meeru Thiès it waa Thiès daawuñ ko teg bët. dara de moom at doo duggaat ci dëkk bi. Idi bi fi nekkee premier ministre gis ngeen ko. tukki sur tukki jotale ko sax Abdoulaye Wade. Idi nit la ko dafa war a am xaalis te du ñàkk. dafa rusé mais yeewul ndax naxaate baaxul. Idi déggatu leen ko Touba de amatu fa soxla. amatu soxla Touba te bu dëkk 24 hours ma nga fi. kii janax la ma xam ko avertir leen avertir ba tey yéen a ngi dund conséquences yi lii ma wax Macky Sall xam nga ne li ma wax dëgg la. Idi c'est un trompeur de sang. Idi nit la ko am nitu marché moo santé loolu lay dund à part bac doo dem am na diplôme bii. Idi xamul sax nu ñuy liggéey il n'est pas régulier ci dara. boo koy xool dara yàgg ni kii daal dof ba mujj yàgg mu ni kenn daal kii maanaam du nit ku mën a orienté fenn. Idi xamut liggéey. Idi xamut jàng. Idi boo ko tëjoon ci am néeg ñetti fan mu dof ku dañ kumpale te bëgg a dem. pousse bi ko Macky Sall di jox wenn daal lu Mimi Touré moo ko fa tane. defe na ko muus la nag ndax ku ko siqal wor la wala mu nax la nga yaakaar ne mooma fekk li muy wax sax moom ci boppam ay fen lay doon mu xam ko ay dem ba gëm ko. mythomane. Idi amulul njariñ Sénégal ma xam ko bu yàgg dama ne laaj leen ko ci doon jàngandool ndax daan nañoo école bis bu ne mukk fii mu nekkoon ci Princeton xam naa li ko fi indi xam naa ni fi doon jàng xam naa ñi ko doon jàngal xam naa ni ko dugal fi mu doon defee stage dara mooy ci moom. Macky Sall dugal na réew mi ci galaawaari goo xam ne Idrissa Seck moo réew ay Idi Touba sax bàyyi na ko tànk bi tegatu ko Touba. Idi hôtel Saint-James ñoom James Baker bi nekk Paris moo gën a lépp lu mën a am te hôtel boobu 500 € par guddi danga ko fay ba mu nekkee premier ministre ba nëgëni am na fa ab suite suñu xaalis dañ ko nar a fayee. Macky Sall bàyyi leen combine yi te jubli ci réew mi bokk ko defar. dama ne Idi mënta yor këram. Idi mairie Thiès daan na ko abandonné 1 an du fa jaar loolu ko gën a boole Talla Sylla. Idi ñi mu responsable géwél li muy àndal sax géwél li muy àndal di jox ñaari dërëm Idi du joxe. dama Idi bu ngeen bokki ci néeg fanaan dafa ne yaa ko wutoon ndax muy seulement bu yeewoo amul njariñ amul réew mi njariñ. kenn bokk jóg askan jóg leen ci Sénégal naxa yi metti na yàgg di jóg leen ci réew mi. man la Ousmane Dramé bu la réveil des consciences. alhamdulillahi rabbil alamin. gars yi dama bëgg ngeen xam ne on va mener un nouveau combat au Sénégal te combat boobu ci laay woo patriotes yi yëpp ci laay woo sama rakk yi ci laay woo sama mag yi ci laay woo patriotes yi te patriotes yi ñu ngi ciy woote patriotes yi ñu ngi koy woote. ñun suñu combat benn la guddi yi ñu toll on va récupérer le passeport du président Ousmane Sonko. Quand on est face aux délinquants il faut que ñu jóg ñu won leen ne moomuñu réew mi seen baay moomul réew mi. il faut sénégalais yi ñu jóg ñu xar suñu tànk tubéy. on va faire la guerre on va commencer dañuy commencer yëngal il faut Macky Sall la xam ne Sénégal mën na koo yëngal nag wala mu seddal mais on va récupérer le passeport du président Ousmane Sonko. dafa doy
parce que fii ñu nekk ay bandi lañ ko seqal ay délinquants de grand chemin nit ñi gëmuñu yàlla gëmuñu Sénégal xam nañu ko ñun on connaît ci ay deal la ñuy dox deal suba deal guddi deal ngoon deal bëccëg deal nañoo deal ba amatuñu lu ñu deal il faut sénégalais yi ñu xam ne bu ñu toogee di seetaan ce bandit de grand chemin projet bi nga xam ne moom la patriote yi dëgmal da koy nasaxal Macky Sall bëggul Sénégal te lépp lu bëgg Sénégal il va te barrer la route trop c'est trop ma ne dafa jot ñu laaj le passeport de président Ousmane Sonko fépp fuñ ko war a bind fépp fuñ ko war a xeex fépp fuñ ko war a laaj fépp fu ñu war a taxaw nañ fa taxaw enough is enough dafa doy banditisme bii ngay gis yëpp polémique yi ngay gis yëpp bëgg a yeexal mbir mi la rek te ginnaaw dee lii jot na il faut ñu wuti passeport président Ousmane Sonko il faut ñu jëli passeport président Ousmane Sonko loolu mooy le seul combat patriotique aujourd'hui parce que bu ñu toogee bàyyi Macky ak ñi mu àndal ak ñi ko wër le président Ousmane Sonko du jot passeport am il faut ñu jóg ces bandits de grand chemin boo waxee rek ñu génn wax loolu rek la ñu dese boo waxee boo leen xoolee Bougazelli fan yi bi ñu génnee yëngal ginnaawam gi ba mu yëngatu xam nga lu mu def dafa génn mu ne sénégalais yi voilà man dama yor vidéo Ousmane Sonko Bouga loolu mooy excuse am Bougazelli laa la wax de le fabriqueur de faux billets quand on l'a attrapé la main dans le sac il est sorti pour polémiquer ce que nous prenons très sérieux muy affaire u président Ousmane Sonko mu ne non moom dafa yor vidéo bu Ousmane Sonko ne prip mu génne ko il faut sénégalais yi ñu xam ne ces personnes qui sont face à nous dañoo doyadi ay nit la ñuy doyadi ay nit yu matadi nañu lijjanti passeport au président Ousmane Sonko c'est un acte patriotique nañu ko lijjanti jël passeport am tegaat ko ci loxoom parce que bandi yi ñu ko seqal bu ñu toogee di leen xaar duñu mës a delloo waa ji passeport am te ñun dañu soxla passeport am pour mu mën a voyager ci diaspora bi bandi yi ñu ko seqal duñu ay nit ñii ñu ko seqal c'est pas des personnes ñii duñu ay nit ay mala sax ñoo leen gën xam nga tey bu ñu toogee bay wax ci assemblée nationale nee nañu leen assemblée nationale doo leen fa mës a dégg procès député ndax li tax mooy lii kii mooy président assemblée nationale déglu leen. mooy benn nga ne pourquoi Moustapha Niasse du si wax Moustapha Niasse du si wax. parce que il est très mal placé. parce que moom ba muy nekk ministre des affaires étrangères bu Abdou Diouf en 1995 96 bi ñuy jël Hong Kong di ko rattaché à la Chine. la mafia chinoise mooy band yi gën a bon ci Hong Kong dañuy dem proposer leen pour ñu ñëw fii Sénégal te pour nga ñëw Sénégal parce que bëgguñu woon xam nañu Chine bu jógee jëlee Hong Kong mooy seen jëfu band yooyu ñu doon def ñu si kaso bi nañuy def donc il leur fallait sortir ku ci nekk ci ñoom $20,000 nga doon fay à l'époque pour ñu jox la passeport diplomatique. on avait créé un fonds au ministère des affaires étrangères yónni beneen diplomate bu installé à Hong Kong le fonds là s'appelait le FODES. xam nga FODES boobu lan moo tax nit ñi xam ko de 95 à 2002 xam nga ndax lan nit ñi xam ko police française moo tombé sur deux chinoises doom ak ndey yu ñu rey à Paris d'investigation en investigation agence immobilière bi noonu luwee kër yëkkati copie passeport diplomatique ne lañ ñun lii lañu amoon passeport diplomatique Sénégal nañu jox boobu la police française daf commission rogatoire ñëw fii Moustapha Niasse ñu entendre ko dikk 2003 dikk Fodé Seck ñu entendre ko dikk ainsi que tout le prenant dans cette affaire là moo tax ma ne il est mal placé pour en parler te du ci wax. waaw non du ci wax. des observations. dégg ngeen lii Moustapha Niasse moo nekk seen président assemblée nationale tey
moom moo nekkoon ci dealu passeport en 95 yéen a ko déggal seen bopp en l'année 95 la Moustapha Niasse commencé ay dealu passeport kooku du wax ci dealu passeport paa bu mel ni mbott bii ngeen gis ci suñu assemblée nationale bi boo xoolee mbott bët yi doo xam crocodile la wala mbott la wala nooxoor la wala lu mu doon paa boobu mooy bandi bi nga xam ne moom mooy chef de gang bi moom mooy chef de bandit des mafias du Sénégal gis nga Moustapha Niasse teenu pétrole Sénégal yi sax daf ci am gis nga lii ñuy accuser Alioune Sall nii Moustapha Niasse moo ko njëkk def ci histoire du Sénégal moo njëkk ay milliards am yëpp ci pétrole la leen jëlee tappale pétrole Sénégal bii ngeen di dégg nii Moustapha Niasse mi ngi koy def depuis temps wu Senghor déglu leen ma de gis nga tappale pétrole bii ngeen di gis nii Sénégal tappale pétrole bi Moustapha Niasse mi ngi koy def depuis temps wu Senghor Moustapha Niasse ce que Alioune Sall a fait aujourd'hui il l'a fait au volume un peu plus petit nag voilà moom yeggul ci ay 7 wala 8 puits comme ni ko Aliou Sall defee mais Moustapha Niasse dafa jël ay teenu pétrole Sénégal def ci turam déggoo leen ma de ay teenu pétrole Sénégal Moustapha Niasse daf ko am def ci turam y a les scandales là qui l'attendent là-bas Moustapha Niasse c'est le délinquant le plus grand du Sénégal gis nga yenn saay da ngay topp délinquant yu ndaw yi rek délinquant paa boobu boo leen xoolee paa kooba boobu bu toogee ci biir assemblée nationale bi nii rek lay def au suivant teng li ñuy wax sax du ko dégg he is not even listening to what they have to say moom mi ngi chronomètre rek bu montre bi vibré ci loxo bi rek xam na ne 5 minutes yu mat na au suivant teng c'est un vrai connard ce vieux là un vrai délinquant un vieux bandit bandit de grand chemin mooy Moustapha Niasse nee naa leen teenu pétrole lu Sénégal yi laaj leen ñi xam histoire du Sénégal laaj leen ñi xam histoire du Sénégal ñu wax leen ko Moustapha Niasse banditisme bii nga gis nii Alioune Sall def ko Moustapha Niasse est le premier Sénégalais à le faire moo tax dafa jàppale Macky ak Alioune Sall ak Aly Ngouille Ndiaye bi ñuy def lii moom daf leen lalal terrain bi mas nga leen déggati ñuy wax ci waxu pétrole comme mbonaat bu am ñaar téeméeri at te muy dëgg c'est un grand bandit de grand chemin pas boobu il est très dangereux pour notre économie il est très dangereux pour notre santé il est très dangereux très dangereux pas boobu coronavirus bi wàcc ci àdduna bi pas boobu ko gën a grave li muy rey ci askan moo ëpp corona li muy rey Moustapha Niasse li muy rey ko ëpp moo gën a grave corona Moustapha Niasse ku ko jege ti doit mettre sa masque nga pomper sa entourage nga désinfecter lépp parce qu'il est dangereux il est très dangereux on le connaît beaucoup on le connaît doomam yàpp ñu ngi bitim réew li mu am ci alal boo ko jëloon di ko taal fii ak téeméeri at du jeex déggoo ma de Moustapha Niasse li mu am ci alal boo ko jëloon jóor ko sotti ci essence di taal fii ak téeméeri at du jeex te doyalul ba léegi mi ngi ci caisse noire assemblée nationale doyalul ba léegi du doyal mbott la xaw ma monaat xaw ma lu mu doon je ne sais pas il est quoi mais il est dangereux c'est un vieux très très dangereux dans cette assemblée nationale gars yi nag bëggoon nañu waxtaan bi ëpp fii waaye toujours comme niñ koy waxee heure bi moo ñuy tënk dañuy def rek incha allahu rabbi bu suba ma ñëw ma gën a mën a concentré wu ci sujet bi nga xam ne moom mooy sujet passeport yi ak yeneen scandale yoo xam ne dinañ leen ko indil parce que ñii ñu ko seqal duñu ay nit bu ma nee suba est-ce que du ma jël repos suba ñu def ko dimanche ah defe naa damay jël repos suba ñu def ko dimanche moom mooy gën a porté incha allahu rabbi mais dañu war a def face à ces bandits de grand chemin parce qu'ils sont dangereux pour notre économie ils sont dangereux pour notre société
they very dangerous for our society suñu waxkat yi tamit nañu comprendre ne adduna bi dafa tollootul foo xam ne nit dina génn di wax ay waxu kasa-kasaw ñu la ciy bàyyi loolu amatul. Il faut savoir que nous on est constant, on n'est pas intimidé. Saaga kaste wax waxu dof ñëw leen on vous attend boo leen ñëwee am nañu seen médicament boo leen ñëwee ñu am nañu vaccin bi boo leen ñëwee dañuy jël seen piqûre bi defaral leen ko vaccin cuuj leen ko on vous attend duñu xaar dara nag dara duñu delloo ginnaaw ñu ngi leen di xaar incha allahu rabbi gars yi maa ngi leen di ziyaare bu baax di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal mboolem jullit yal na yàlla nangul leen seeni ay ñaan yal na ñu yàlla aar te suturaal ñu yàlla musal ñu ci seytaane ak balaa ak naafeq ak nooxóor ak dëmm yal na ñu yàlla musal ci sàcc yi nekk aussi ci Sénégal yal na ñu yàlla musal ci ñoom yal na ñu yàlla musal ci nit ku bon ak làmmiñ bu bon yàlla musal ñu ci dajjal ak seytaane ak iblis yàlla musal ñu ci borom 2 puces 4 puces 3 puces 2 puces et demi yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañu yàlla musal ci góor gu xeesal ci ab réew voilà nit ñi dañuy dox ci ay tappale te ñun tappale taxuñoo jóg ñun li ñu tax a jóg Sénégal la Sénégal rek moo ñu intéressé comme ni ma leen ko waxee photo boobu nag ngeen gis ñu koy circuler c'est des mythomanes photo boobu fii ma ko jëlee mi ngi nii soriwu fi maa ngi nii wonaat leen ko encore cadeau pour une fois bu oto bi bougé voilà photo bi fii laa ko jëlee boo leen xoolee fii boo leen xoolee poto bii taxaw poto bii ngeen di gis voilà gis ngeen poto bii fii laa jëlee photo bi ñu tuddee ko prison fii laa jëlee photo bi gis ngeen ko boo leen tappee adresse bi rek da ngeen di tappe concept 2000 concept 2000 sur Google après ngeen Google area bi yëpp entourage bi xam nga léegi avec la technologie la nouvelle technologie mën ngaa tappe am adresse boo ta amee adresse Google Map Google Photoshop bi da lay woon sax place bi donc comme ñun ay nit lañ ko seqal ñun nañuy continuer di wax ak nit ñi rek génn leen nag ngeen saaga foofu rek ngeen dese parce que bëggatu leen wax dëgg xam nga boo ñëwee ba amatoo argument amatoo loo teg mënatoo wax nit ñi dëgg léegi li la dese mooy lan da ngay saaga da ngay toog diw def na lii diw def na lële diw def na lële diw def na lële yaayu diw maamu diw tantu diw doomu diw yooyu ngeen di def mais yooyu ça nous intimide pas parce que ñun bi ñuy ñëw pour xeexal Sénégal xamoon nañu ne dina am ay conséquences te lenn laa nawee sama turandoo ndeysaan moom lépp da koy dégg te lépp da koy dégg du saaga kenn du wax lu ñaaw moom loo ko wax rek ndeysaan mu bàyyee la ko du la faale sax du la tontu mais ñun moom duñ leen may dara gatsa rek ñëw leen ak sa 2 puces et demi ñàkk jom voilà wa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.